peut-être ñoom ñooy jàmbat les malades ak les familles amuñu fu ñu jàmbatee mais souvent c'est un secteur boo xam ne bëri na luñ ci mën a wax ci loo xamante ne jëm na ci paj mi ci loo xam ne jëm na ci prise en charge yi ci loo xam ne jëm na ci accueil yi ci kër docteur te ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot di ko jànkonteel muy ay jafe-jafe yoo xam ne boobu dafay fekk ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee seen xel mën a dal seen xel mën a dal ñu am loo xamante ne mooy seen jàmbat ñu indi ci au moins pexe mais gis nga ñoom ñëpp dañ lay wax ay protocole d'accord yoo xam ne dañu koy signer avec le gouvernement rangé peut-être ci tiroir yi souvent moom la ñuy gis jàmbat bi peut-être bi mu toll nii ñoo jàmbatu jàngalekat yi wuteñu système de rémunération dañu ko nangul le secteur de l'agriculture nangul ko le secteur de l'élevage nangul ko peut-être le secteur de la pêche ci jamono yu ñëw mais ñoom système de rémunération étude bi depuis 2016 état bu Sénégal def ko wax ne dañu war a tolloo payoor ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yooyu secteur ñoom dañu jàpp ne ils sont les mal payés les plus mal payés de ce pays parce que li ñu leen di fay baaxul ci seeni salaire la preuve li mu indi tey moom mooy ay cliniques yu bari yoo xamante ne xarmat la faaw nga dem ci kenn koo xamante ne spécialiste bu mag lay doon da ngay gis ne nit ñi dañuy rang di rang ba ci buntu ba pour mën a jot ci spécialiste boobu parce que amaana am na beneen bërëb bu muy xëy ci clinique di fa xarmat di fa wut loo xamante ne moom lay suturaale tout simplement parce que hôpital bi mu nekk dafa liggéeyee amu ci loo xamante ne tey moom mooy payoram loolu mën nga ko am Dakar mais boo demee dans les régions nga dem Sédhiou nga dem Bakel nga dem Matam mais ku ne xam ne dafa bëriwul ay clinique foo xam ne foofu nga fay mën a xaree mat donc da nekk jafe-jafe ak disparité boo xam ne dañu koy nemmeeku doo xàmmee médecin chef bi doo xàmmee ki nga xamante ne médecin district la yooyu noonu yëpp tey amul benn différence ci salaire yi muy jàmbat boo xam ne jàmbat bu légitime la ni mu légitime woon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi ba ñu wax ko fii noonu la nekkee jàmbat bu légitime ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wér-gu-yaram parce que faaw seen xel dal ñoom également ñu mën a ànd ak xel mu teey mën a faj malade yi nga xam ne seen jàmbat moom mooy déjà rek am matuwaay ko jumtuwaay ñi ngi wax dialyse bu ñu demee ba ngay dem ay Ndar di dem ci ay régions yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo fa amee li nga xamante ne mooy insuffisance rénale dañu am jafe-jafe tout simplement parce que machine dialyse bi dafa panne donc jafe-jafe la en termes d'infrastructure en termes de ressources humaines mais également de la prise en charge des travailleurs de la santé te loolu kenn rek moo ci mën a indi pexe militaire du Sénégal et son ministre ñu toog am waxtaan bu yaatu sincère entre les acteurs pour trouver une solution justement Mansour jàmbat yu légitime tey nan la ñu mënee expliquer doxalin bi jëwrin bi am démb ministre bi nga xam ne dafa buddee rencontre boobu dañu tuumalante parce que waa ministère nee nañu Cheikh Seck dafa am comportement boo xam ni jaaduwul ci ku nekk ci kanamu kilifaam alors Cheikh Seck moom defewul noonu li nga ci mën a jàngat ci suba maa ngi koy wax ni bu fekkee dalal na waa SAMES amul problème mu dalal waa ànd gësam amul problème est-ce que syndicalistes yi gisuñu ni dañ leen a cof question la waa ministère de la santé répondre wuñu noonu mais Cheikh Seck moom noonu la répondre donc am na benn présence bu mu ex-jugé ci biir rencontre bi ministre bi jàpp na ni xëy na dañu ko xaw a ñàkkee jox teggin comme ni mu jaadoo mu daal di buude mais du loolu mooy solution c'est vrai parce que comme ci jotaayu waxtaan la ñuy mujjee yàggoom faaw daañu toog ñoom ñaar ci côté boobu dama ci interpellé xëy na ki nga xam ne mooy au conseil du dialogue social madame Innocence Ntap Ndiaye mun na ko entreprendre xëy na pour def médiation ba jotaayu waxtaan am parce que faaw ñu trouver solution bi ci des Fatou Abdou juñu ne ko sànq xaw na ko cof mais jàpp naa ne am na yenn xeetu rencontre yu mel noonu tënku ci wàllu rémunération mënut a ñàkk ministère bi yor lu jëm ci wàllu budget ak finance war nañ ci mën a bokk comme ni ñuy bokk ci rencontre yi ñuy séq ak jàngalekat yi parce que affaire salaire la affaire indemnité ak wàllu statut mais bu fekkee yow mi nga xam ne yaa seen kilifa doo nga yaa séq ak ñoom daje mën nga def engagement bu dul mën a respecter benn bi ci des itam mooy ministère de la santé coow laa ngi bëgg a bari ci moom nag bu liggéeykat yi nekkee fii pharmacie yi nekk fii ñeneen ñi nekk fee dafay commencer poser problème xëy na manque d'ouverture bi la wala mais en tout cas daal war nañu xoolaat nu ñu trouver solution parce que sénégalais yi tey ñoom doo nga ñoo ci ay victimes ñi tawat dem te gisuñu ko ne ku leen faj mu ngi bëgg a metti ci ñoom te boo demee ci hôpital yi xam ne ñu ngi souffrir. Mansour agence nationale de la statistique et de la démographie def nañ ab enquête ñeel wàllu prix fii ci réewum Sénégal taux chômage bi ci Sénégal dafa yokk dalee ko atum 2020 jàpp ñetti weer yi mujj ci atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci jàngat bu ANSD dafa jàll ci 16,7% ci la jógee kon jàll ci 24,5% mu di yokkutewu 7,8% yeneen i xibaar moo di zone rurale yi ak jigéen ñi ñoom la chômage boobu
boobule gën a laal noonu ci Alassane Baldé. diggante 2020 jàpp ñeenteelu trimestre bu atum 2021 di taux de chômage bi daa yokk ci mim réew mu jógee 16,7% dem ba 24%. lim bi yokku daanaka lu toll juróom-ñaar lu tegal juróom-ñett ci ay ponk étude boobu nga xamee ni ñii di waa ANSD daan nañ koy publier xam na nañ ni chômage boobule mu ngi ëpp sax ci àll bi ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk juróom-ñeenti la laal safaanoo ak ñi nga xamante ñooy dëkk ci dëkku taaxee ñi ci téeméer boo jël fukk ak juróom-ñeent la daal di laal rapport bu ni mel ni daal di xam ne ni boobule chômage jigéen ñi la gën a laal daanaka ci téeméer boo jël fanweer ak juróomi ñoom la soxal lu jëm ci góor ñi ci téeméer boo jël fukk ak ñetti la soxal 55,8% ci askan bi rawatina ñi nga xamante ne nag toll nañ ci liggéey weesu fukki at ak juróom jëm ci kaw ñoom ñi ngi ci marché bi di wut xëy bokk na ci li nga xamante ni moo waral jafe-jafe googule ci ñaari at mi nga xamante nag mbas mi dafa nasaxal bu baax a baax li nga xam ne ni mooy koom-koomu réew yi waaye manifestation yi fi amoon ci weeru mars bi te ñu gis ni lu bëri ci ay grande surface dañ ko yàqatee doon ay bërëb yi nga xamante ni day daal di employé ay ndaw yu bare. Souleymane Astou Diagne moom nee na li ni mel dara bettu ko ca maître de conférence ca université Alioune Diop bu Bombay waaye itam économiste la mu xamle moo di li ni mel li ko waral bokk na ci réew Sénégal guuta gi mu dugg ndax jàngoroy coronavirus te liy ñëw itam dalalul xel dara ndax guerre ba am fële ca Ukraine ñu déglu ko. waaw le fait que lii bi chômage bi yokku ci pays wu Sénégal enfin dañ koy jox un peu toujours Covid bi parce que tendance boobu aussi la ñu observé sur pas mal de pays au niveau mondial donc jënneguñu ci Covid bi il va sans dire que problème yi ñu am day gën a accentué wu day gën a métti parce que ñu ngi nii di jënn ci Covid bi ñu ngi waxaat guerre ba nga xamante ne mu ngi am entre Ukraine ak Russie donc yooyu yëpp day tax fondamentaux yi économie bi day gën a xajam donc gis-gis bi du leer donc loolu mooy andi parce que cette année par exemple chômage bi yokku mu ngoog taux de chômage bu yokku moo suux donte am na ay promesse ñu jiitu réew bi defoon ci wàllu wi muy xayma ko gu tiitlu gu ragallu parce que chômage bu yokkoo yaa xadi am na lu ko sabab li ko sabab lan la ay entreprise yu tëj la ay entreprise yu exploité seeni ay ndaw ci ñàkk leen utal contrat yu légal ba ñu bu ñu xëyee tey du ñu am assurance su xëy weer wi di ñëw mun na nekk parce que bu ñu nee ba ay état di radier ay éléments yu ASP dugal na leen ci taux chômage boobu noonu bu ñu demee ba ci ay entreprise mën a liggéeyloo ay nit ñeenti at juróomi at ba jigéen juróom-ñetti at chaque année ñu changé benn société intérimaire mu ñëw commencé waat à zéro ak liggéeykat yooyu comme le cas ci liggéeykat yi nekk ci autoroute Sénégal muy Ila Touba bi ak bi jëm Mbuur nga xam ne jàmbat nañu fi def nañu fi manifestation ñu menacé leen intimider leen xupp leen am ci ñoom ñoo xam ne dàq nañu leen ay usines yu mag yu nekk Sénégal comme bi dafa karo ci Sindia dàq ay liggéeykat yu bëri du mbetteel au moment où ndaw yi doon dem ci àll bi di bàyyi au moins bu ñu bàyyee ba noppi ñi ci des jënd bu ñu jëndee ñeneen ñi def transformation ñeneen ñi dem ca marché ba jaay amatuñu lu ñu bay ndaw yëpp ñu transformé leen ay courtier yoo xam ne maire yi ñooy responsable yi ndaw bu fekkee bayatul ndaw bu fekkee sàmmul ndaw yëpp mënuñu xëy ci bureau yi créé nañu fi ay agence yuy tàggat ndaw ñi ci wàllu transformation ci wàllu utal sa bopp liggéey comme 3F nu mu tuddati affaire boobu noonu mais yaa xadi boo tàggatee ndaw ci wàllu élevage ci école wala nga tàggat ko ci wàllu aviculture wala agriculture wala aquaculture ba noppi mu génn naan damaa bëgg état embauché waat ma xam nga di tàggat ba baaxul parce que bu ñu la joxee xam-xam war nga mën a chercher ay outils nga am accès ci fonds yu la permettre nga créer sa benn petite et moyenne entreprise donc unité bu tuuti la buy génn sax xëy na mois bi 150 000 francs mais yooyu ay vision la yoo xam ne état moo koy jox ndaw ci gëmloo ko boppam mais xam nga ne état yuy créer ay corps ci wàllu sécurité di publier seen salaire ci 50 000 joxewul assurance état bu dëkk ci bras de fer ay jàngalekatam dëkk ci bras de fer ay liggéeykatam te yëpp doon laajum xaalis ça pose problème donc yokkute chômage bii nii moom fii ak déwén sax nañu séentuwaat nag leneen parce que day gën a yokkuwaat nag justement Fatou Abdou ndax jotul ñu xoolaat politique emploi des jeunes rawatina yenn emploi précaires yi nga xamante ne moom lañ leen di proposer c'est un échec Khady c'est un échec des politiques de jeunesse jëm ci wàllu xëy fii ci Sénégal xam nga dañu ko wax ne gouvernement yi fi jot a jaar dafa bëri te kenn indiwu ci solution et que moom également dañu jàppoon ne waroon na doon challenge ci moom le président Macky Sall mu indi ay pexe parce que nag daf fi fekk ay kuréel ANPEJ ANEJ yooyu yëpp ñu indi woon ko xëy na pour indi pexe ci xëyu ndaw yi mu ñëw am leneen lu mu ci yokk indi DER
DER di bàkku di wax ne am na ay ndaw yu ñu financé des milliers de personnes yoo xamante ne boo demee sur le terrain bokkul ak li nga xamante ne moom ngay gis mu ñëw wax ndaw yi keroog bi ñu génnee au mois de mars ne je vous ai compris maanaam déglu naa leen dégg naa leen comprendre naa leen génnee 450 milliards de francs CFA 150 milliards chaque année peut-être mënaguñu def le bilan parce que weeru mars la ko annoncé woon kañ la commencé lu jëm ci wàllu xëyu ndaw yooyu bu mu effective ba ñu war a mën a def bilan dinañ ci yegg